ci wàllu koppar wala di waajal ay échéance bëgg koppar ñu dem seet ñenn ñoo xam ne war nañ leen mën a jox suuf ñooñu yëkkati alal jox leen loolu bëri na fi ñii enquête xam nañu loolu alors maintenant pour changer lu mel noonu je pense qu'il est important que ñu évaluer sérieusement l'acte 3 maintenant bu ñu koy évaluer faw mu am jataay yoo xam ne ñi jot a exercer daañ fa nekk puisque tey jii am na ay liggéey yoo xam ne ministères yi fi jaar te yore collectivité territoriale am na lu ñu jot a liggéey mais comme y a eu une instabilité ci diir bu gàtt parce que yum nekkoon na fa ci 5 ans yi Diouf Sarr nekk fa Yaya Kane nekk fa tey jii Oumar Gueye nekk fi mais xam nga kon loolu bu amee ci juróomi at pour véritablement mu mën a am ay réformes yi ci war dafay jafe donc li may woote ci wàllu woowu mooy il faut du ma ko tuddee les états généraux de la décentralisation acte 3 bi am na ay points positifs yu am solo mais dafa am yenn yoo nga xam ne ñun jàngat nañ ko te xalaat yooyu ñu ci am jour bu ñu amee espace bu ñu ko taajee daañu ko taaj def ci ay propositions concrètes précises pour le développement et pas pour la politique ni pour ay affaires élections. Voilà, donc il faut que mu amaat waxtaan. Merci, je pense qu'on peut tourner cette page suuf ak coowal suuf bëri lool ci dëkk bi Astou xam naa ci wàllu politique ci kanam dinañu ñëw ak monsieur le maire surtout digganteem ak waa association des maires du Sénégal AMS parce que dégg naa reconnaître ko mais balaa ñuy ñëw ci ponk politique yi ak ñoom seen dañuy continuer ak zone libre yi après zone libre bu Marie-Louise Ndiaye dañuy dem ci zone libre bu Corombaar Ndiaye fan yii yëpp yéen a ngi gis tudde ko zone Ndiaye waaw zone Ndiaye lay doon Marie-Louise Ndiaye ak zone libre bu Corombaar Ndiaye fan yii yëpp ñu ngi gis vidéo bu ay nit doon partagé ci jigéen boo xamee ni nee ñu dañu ko toroxal ba fax sax tey dégg nañu ci internet beeg ci rajo yi ne mujj nañu teg loxo ñi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk ci ginnaaw vidéo boobule loolu nag dafa jur lu tubaab tuddee justice populaire fajal sa bopp yenn saa yi ñu ne ci koñ sàccee wub ñun ñëpp dàq ji ko dóor ko gaañ ko am nañ ci droit amuñ ci droit balaa ñu ciy commenter mën nañu dem ci sa zone libre muy sujet boo xam ne yaa ngi ko tuddee justice populaire quelles sanctions prévues par la loi. voilà Daouda Mine moo tontu ci laaj bi mën nañ dem xooli élément bi dellu siwaat waaw li ñuy woowee justice populaire mooy bu fekkee nit ki dañ ko tooñ wala dafa jàpp ne dañ ko tooñ moom mu ne dafay fajal boppam maanaam bu fekkee ni dañ ko dóor mu ne dañ koy day fayu bu fekkee ni dañ ko yoral location mu dem ne dafay expulser ki nga xamante ne moom la loué su fekkee ni dañu violer doomam wala ñu tooñ doomam mu dem mu ne moom si boppam da koy régler jël ay bandi wala moom si boppam mu ànd ak njabootam dem fekk kooku àq ko ba pare ba def ay tooñ ci nit kooku muy mu dóor ko wala mu saaxee ko loolu nag yoon da koy tere parce que yoon daf ne nul n'est censé se rendre justice soi-même donc amul kenn ku nga xamante ne moom moo war a fajal boppam képp ku nga xamante ne dañ la tooñ juridiction yi dañ fi nekk pour loolu justice bi loolu la fi nekkee bu fekkee ni dañ la tooñ da ngay dem nga jël plainte nga yóbbu ko police wala nga yóbbu ko gendarmerie ñoom ñu def li war lépp lu nga xamante ne yoon nag demandé na ko mu nga xamante ne code pénal da koy réprimer ñoom ñooy xool ni kii kat tooñ na jéggi na charte ñu informer procureur bu fekkee ne dañu war a jàpp kooku ñu jàpp ko bu fekkee ne dañ ko war a teg ay daan ñu teg ko ay daan mais daal li ma la mën a wax mooy justice populaire moom yoon da koo daat amul kenn ku nga xamante ne war nga mën fajal sa bopp li nga xamante dañ la tooñ buñ la tooñee demal nga akkiti bàyyi ñi nga xamante ne ñoom la loi bi jagleel pour que ñoom ñuy saytu yooyu ñu mun ko def muy police wala gendarmerie wala procureur de la République déjà rek ba yow boo xoolee li gën a élémentaire mooy droit à l'image nit ki dafa am sañ-sañu ay image am ñu nëbbal ko donc yow bu fekkee ne yow jël nga ay image yu jàmbur génn ko fisal ko rek déjà am na daan yu nga xamante dañ la ko war a teg moom mooy droit à l'image en plus de cela su fekkee ne yow da nga jël nga violer intimité nit ki dem joxe lu nga xamante ne c'est des informations à caractère personnel nekkatul rek ay daan yu ñu lay teg mais dafa nekk lu nga xamante ne kaso sax mën na la cee fekk waaw parce que tout simplement loolu code pénal da koy daan waaw donc pour wax. Daouda Mine journaliste fii ci groupe Futurs Médias
ba pare moom maîtriser na comme Marie-Louise Ndiaye tout ce qui est droit yi fi yoon donc yoon la woon mu expliquer yi nga xam ne ni war nañu ko mën a comprendre ci justice populaire voilà effectivement Pape Cheikh te li ñu war a gën a jàpp man wax na par exemple loo xamante ni dafa attirer sama attention parce que aujourd'hui quand il dit par exemple même boo loué nit mu ñàkk la fay amoo droit dem jëli ko parce que loolu amoo droit dem génnee ko parce que yoon par exemple violation de domicile la koy tuddee sachant que yow kër gi yow yaa ko moom mais du moment où loué nga kër gi yow moomatoo ko ki nga xamante ne moom moo occupé kër gi moom moo ko moom donc Sénégal aujourd'hui tàmm nañu defal justice suñu bopp loolu la ñuy woowee justice populaire muy loo xamante ni yoon daf ko dàq parce que c'est pas pour rien juridiction yi nekk fi pour dox suñu diggante ak suñu moroom pour àtte li nga xamante ni moom moo dëppoowul ak yoon aujourd'hui bu ñuy wax réseaux sociaux yi tax na lu jëm ci wàllu droit par rapport ak image yi nit yi limite xamatuñ ko parce que tey pour un tout et pour un rien on publie une vidéo on publie une photo duñu xool ci yan condition nga nekk ci yan position nga nekk ak yu mel noonu aujourd'hui cette début de semaine bi yëpp peut-être vidéo bi gën a viral mooy vidéo dame bi nga xamante ne jàpp nañ ko disant que dafa doon sàcc li nga xamante ne ay accusation la yoo xamante ne waa këram réfuté nañ ko et puis même bu doon ni dafa sàcc du noonu la war a demee en fait sàcc na jàppal nga yóbbu ci yoon def liggéeyam donc aujourd'hui du man citoyen bi la Pape Cheikh di tooñ ma fajal sama bopp du Aïssatou du moom la Marie-Louise war a tooñ mu fajal boppam parce que lu ci nekk rek yoon indi na ci ay sanctions moo xam da nga ko dóor gaañ ko moo xam parce que li nga xamante ne tey Pape Cheikh moo gën a neex sax mooy nit dóor la gaañ la wala quelque chose comme ça mais psychologiquement blessure bi nga xamante ne moom la nit ki di am moom la famille wam di am loolu mooy li nga xam ne kenn mënu ko compenser aujourd'hui tey cette fille mën nañ ko traumatiser famille wam ak yeneen donc tout ça c'est des problèmes yoo xamante ni dafay baax ñu attirer ci attention Sénégalais yi. aujourd'hui démb ak tey bokkul xam naa bu tey méngowoon ak démb yexewoon 2007 yëpp diggante marto baak la nga dund ci jafe-jafe yeeg yooyu kon defe naa day doon ay vidéo yu viral ñu koy partager ci internet parce que léegi nit ñi yooyu la ñu xewal lu xew rek ñu filmer kon heure bi single yi sax am na disque d'or wala platine du la xaw a yéem fii jamono toll ak internet beeg weeraate beeg lu waay jot filmer da ngay am jafe-jafe sax au lieu ñu dimbali la li américain bi naan help mais dañuy préférer filmer la poster ko d'abord doog la dimbali peut-être àdduna dafay dox te li kilifa gi doon wax ne Jibril alayhi salaam dafa ñëw ci yàlla yàlla yónni ko mission ne ko wool ma xam-xam ak ngëm wool ma xam-xam ak ngëm waaw mu woo leen ñu ne ko demal nga ne ko ñoo lànk mu rendre compte yàlla ne ko wool ma xel mu woo xel di ñëw ëndaale xam-xam ak ngëm Jibril ne leen du ngeen fi dugg ndax da ngeen a gàntaloon ñu ne ko gàntaluñu yow yaa xamul contrat bi am ci suñu digganteeg yàlla moo ne ñu kenn ci ñun ñaar du dem te toppul ci ginnaaw xel xam-xam du dem toppul ci ginnaaw xel ngëm du dem te toppul ci ginnaaw xel dafay li gën a màndargaal nit kon bu fa xel jógee rek leneen lu ñëw leneen lañ koy tuddee kon je pense que appel bi ñu mën a def ci wàllu woowu moo ñu delloo si suñuy xel ndax nit bu fekkee dañu bëgg a wax waxu justice ñaari mbir dañ ko war a bàyyi xel mooy nit du fajal boppam te du ko mën sa morom duma maa ngi la gis ngay def allusion ci mbiru tentative d'assassinat boobu en réalité c'était en 2003 c'était en octobre 2003 le 5 octobre 2003 li tax nit ñi di wax souvent 2007 c'est rechute bi ma amoon ba tax nit ñi jàppoon ne damay dem mais kenn du dem te yàlla yóbbuwu la. parce que ñëpp 2007 bi la ñuy wax. waaw mais 2003 la xew. ndax 2003 5 octobre 2003. loola ña ko defoon suñ borom dogal na mu am ci ñu bëri ñoo xam ne génn nañu àdduna. 5 octobre bu jot Pape Cheikh damay def kaamil. di ci ñaanal sama xarit yi jiitu. waaye ñooñu jiitu ci ñi daloon sama kaw dama leen ciy ñaanal ndax dama leen a jéggal. et pourquoi 5 octobre. non 5 octobre lañ ma agressé woon léegi au début pour réclamer une justice par rapport à ça dama ko daan commémorer daaw ma ko commémorer pour man puisque man rëcc naa ci agression bi mais dama ko doon def pour amener les uns et les autres les citoyens à comprendre que lii wërta am xam nga photo boobu ngeen di wone 9e jour bi la
maanaam man maa bañoon ku ma photo bi muy doog am parce que suñ ma photo woon bi muy doog am révolte dina am Sénégal te bëgguma loolu am. mais boobu monsieur le maire est-ce que conscient woon nga bay xalaat naan nañ ma photo bu ñu photo. Non, parce que bu fekkente ne dañ ko nettalee noonu la demee. waaw bi tolloon nga foo xam ne waxuma la ko la photo. mais waaw mais dessiné sax doo ko yëkk. mais li xam nga donc boo nee man maa bañoon ñu photo. boo xamoon ni mu demee. waaw man damay laaj. waaw moo tax ma lay laaj rek. dama lay boo xamoon ni mu demee. di nga xam ne yàlla rek mooy yàlla. kenn ñëwul fekk ma tëdd. sëñ Mohamed yàlla moo ma may kàttanu. xeex ak ñoom ndax benn nit ci ñoom rek war na maa mën a lem. kon jot ngeen a xeex. bien sûr ni témoins yi newoon foofu d'ailleurs rajo bi nekk fii ci groupe bi ñoom ñoo ñëw ci guddi gi di def direct ba fajar donc ñoom am nañu élément yépp ñooña ñoo leen nettali ni mu demee mais li ci important ci wax ji mooy bi ñu egsee dañu fekk man maa téye marteau bi. yaa ko nangu ci ñoom kon ci biir xeex bi man maa ko nangu. benn te am na ku ma ko dóor ci ñoom tamit. benn marteau la woon. waaw benn la woon boobu mi ngi ci dossier bi nekkoon justice. marteau bi mi ngi woon foofu donc expertiser nañ ko def nañ ci la ca war. mais nit ñi dañoo ñëw bëgg ma dugal ci oto après pour yóbbu ma hôpital ma bañ mais su ma bañee c'est que am naa kattanu moment boobu. nekk ak sama xel. ñu bëri dañ defe ne régal la du régal. ah bon man maa jóge woon régal. dama jógee ci fi mu amee nit ñi topp ma mbooloo mi topp ma dox ba régal. parce que yoon boobu sax am na ñu ko tuddee Talla Sylla. exactement place bi mu amee woon nag. foofu lañ tuddee loolu. man maa dox jëmaat régal parce que fa laa jóge woon te xam nañ ma foofu. ña fa nekk xam naa leen kii moom woon régal di Jamal xam naa ko ma dellu foofu bi may yegg si la daw génn ci clameur bi ma laaj ko téléphone am mu jox ma ko ma woo sama adjoint. bi may daaneel li ma koy expliquer ci laa xam ci lañ ma doog a seet nu ñu may yóbboo. c'est ça. mais même biñ may yóbbu dàqaat nañ ñu avec Jamal nga xam ne oto boobu gaa ñi identifié nañ ko xam nañ ko yor. donc ñoom dañu bëggoon nga dee kut ko kut. yemuñu foofu après ñu hôpital encore amaan na fa ensuite. vers la fin je l'ai expliqué daaw xam nga comme dañoo classé le dossier sans suite moo waral lu ci bëri nit ñi xamuñu ko ñu ci bëri dañ defe ne cassette bi amoon jamono boobu moo tax alors que ça n'a rien à voir avec la cassette dafa dajee dafa tombé c'est parce que j'enquêtais à l'époque sur l'assassinat de maître Babacar Seye te bëgg a xam nu mu demee jaraloon na ma teggi pexe ba dem camp pénal. à quel titre. kan en tant que citoyen. Puisque si on peut assassiner dans un pays un serviteur de l'État et que l'appareil judiciaire bouge à peine, ça pose un problème. Tout le monde est en danger. xam nga loolu ma gisoon ne bu loolu amee tout le monde est en danger feeñ na ci man mais man dama leen a jéggal